Dakar ñoom mobilisé woon nañu ni ki sonk ca place de la nation responsable coalition bi demoon nañu wuyu ji bu baax a baax ñoom ak i seen militant ngir màggal bés bile naka noone ñoom ñuy xam ne ni dafa am rôle bu am solo boo xamante ne defoon nañu ko ci jamono joojule ñu nekkoon ci ay opposant nekkoon kon ci kujjeeg longu politique gi ci kanam incha allah dinañu ci ond ak ñenn ci ñoom waa M2D itam ak ñi fare ci kujjeeg longu politique gi ñoom ñu nga woon ca HLM Grand Yoff mobilisation bu mag a mag itam ñoom la ñu fa def ci teewaayu ay leader yu nekk ci kujje gi waaye itam ay mouvement citoyen foofee sax la Alassane Balde nekk dañuy dem fekk ji ko Alassane Balde bu fekkee yaa ngi ñuy dégg Alassane Balde nekk kon fële ca HLM Grand Yoff foofee kon le M2D mobilisé ñoom itam ngir màggal bésu tay bi di bésu 23 juin dinañu ànd ak ci kanam ak Alassane Balde bu yembee ki la di Thierno Lo nekkoon moom jëwriñ ci gouvernement ci jamonoy Abdoulaye Wade moom la mu daal di xamle moo di bés bile jarul woon ñu koy màggal li ko wund nag bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom moo di taarix la ci réewum Sénégal bu ñu bind ak deretu ay ndawu Sénégal te ñi ko sookee du lenn lu dul ab minorité ñu ond ceeg moom Thierno Lo 23 juin duma ko féete 23 juin considéré wu ma ko démocratie war a toog di am un événement comme le 23 juin parce que dañu war a man di voter jàmm am di dem ay élection jàmm am xeex du am bakkan du wadd bu demee nag ba bakkan wadd ñu toog bis bi bakkan waddoon ñu ne nag bis boobu dañ koy féete mi ngi mel ni le 8 mars bu ñu demee ba ca kanam ñu ne nañ féete le 8 mars te fukki nit ak ñeent deec man d'accorduma ci boobu bis parce que bañ koy def maa ngi ci président Ablaye Wade ñun lañ bëggoon na wàcce ba tuur fi ay bakkan kon duma ànd ak ñoom di féete loolu féetewuma ko tey féetewuma ko ëllëg d'accorduma ci démocratie warta ànd ak ay bakkan yu wadd 8 mars duma ko féete 23 juin duma ko féete dañuy jéem a kon delluwaat fële ca HLM Grand Yoff fekki fa Alassane Balde ndax foofee le M2D di màggale ñoom bés bile di 23 juin Alassane ñu ngi lay nuyu. Alassane Balde nag daanaka jeex na fii nga xamante nag mooy ca terrain HLM Grand Yoff ñu jàpp nag mouvement bi nag mbooloo mu takku moo ko ñëw wuyu si. gannaaw bi nga xamee ni nag mbooloo mu takku rawat na nag ñu ràññee ci lool ñi nga xamante ni mooy ndaw ñi am takkuwaay bu am solo bu nga xamante nag teewee nañ ko boobule manifestation ni ki tey nag fii ci diwaanu Grand Yoff waaye lu weesu loolu tamit nag ñu jàpp ni yenn ci leader yi tamit daanaka ñoom it opposition bi teew nañ fi bu baax a baax mun nañ ci ràññee nag ki nga xamante ni mooy coordonnateur bi di Cheikh Tidiane Dièye mun nañ ci nemmeeku Aliou Sané bu mouvement Y'en a marre mun nañ ci nemmeeku ki nga xamante ni mooy l'honorable député Mame Diarra Fam Déthié Fall Cheikh Bamba Dièye mi sax mu jéejal kàddu nag wax ci tuuru M2D Abdourahmane Diouf Barthélémy Diaz waaye ñi mëntaan ne ko ñi nga xamante ne mooy ay mouvement citoyen ku ci mel ni nag kii di président Bougane Gueye Dany moom it teewoon ci li nga xamante ne mooy bile manifestation ñu jàpp nag kàddu gi benn la daanaka nag xalaat yi benn la mooy nag ñu fexe rek ba blanc li nga xamante ni mooy troisième candidature bu président Macky Sall ndax jàpp nañu fu mu loolu dafa nekk loo xamante candidature bu antidémocratique moo tax nag ñu sàkku rek ci ñëpp daal di laxasaay doon génn ngir rek bañ mu daal di samp ndëndam ci élection yi nga xamante ne moom lañu jëm lu jëm ci wàllu atum 2024 ñu wax nag lu weesu li nga xamante ne mooy troisième mandat boobu la yeneen ponk tey daal nañ ko fay laal lu jëm nag ci li nga xamante ne mooy salfaañe bi ñuy salfaañe suñu démocratie ñàkk sàllu ak li nga xamante ni mooy liberté individuelle yi ak collective yi waaye li nga xamante ni mooy jafe-jafe yi nga xam ne moom la liggéeykat yi nekkee bokk na it ci ponk yi nga xamante ne laal lañ ko muy dund gu seer gi waaye nit ñi nga xamante noonu la ñuy caxatee li nga xam ne mooy suuf si mu nekk nag ay ponk yu am solo daanaka bu ñu ko doon jàppe daal procès la ñuy def li nga xamante ni mooy procès ak nga xamante ni mooy nguuru président Macky Sall ñu jàpp ni nag yëf yi daanaka jeex na waaye ñu jàpp ne nag kàddu yu am solo yëkkat nañ ko fa rawat nag li nga xamante ni mooy fexe rek ñëpp taxaw daal di laxasaay ñu sàkku nag ci ndaw ñu daal di bindu ci liste électorale yi ngir rek ci jongante jotee ñu mën a rek tànn ki nga xamante ne mooy seen kilifa yi leen doy ngir rek ñu daal di jiite réew mi kon ñu jàpp ne Khady Colonel loolu lañu mënoon wax rek ci li nga xamante ni moo xew fi nga xamante ni mooy ci terrain HLM Grand Yoff fi nga xamante ne foofu la M2D woote woon ngir rek màggal li nga xamante ni mooy journée du 23 juin bi nga xam moom lañ doon màggal ni ki tey fii ci diwaanu Ndakaaru. jërëjëf Alassane Balde dañuy dellu place de la nation ndax foofu la waa M23 doon mobiliser ci njiitalu Benno Bokk Yaakaar ñoom ñi leen nag responsable coalition boobule demoon nañu fa ñoom ak itam seeni ay militants ndax jàpp nañu ni dafa am rôle bu am solo bu ñu defoon ca jamono joojee donte ci ku jëkk longu politique gi la ñu nekkoon ñu ond ci ak ñenn ci ñoom ki nga xamante ne Fatou Laye Mbaye Diop dénk na leen seen micro.
bokk ci ñi nga xamante ni nag bokkoon nañ ci 23 juin ak yeneen manifestation yi nga xam ne amoon na fi donc bu ñu ñëwee fii war na dañuy kontaan également ci rassemblement bi. benn nit pour dire non à la dérive monarchique bi nga xam ne moo naroon gane ci Sénégal. 23 esprit boobu le président de la République ak ñi ci àndaloon ñëpp ñoom lañ traduire te fii ñu toog fii ñu taxaw nii tey di place de l'Obélisque rek mun na koo firndeel. ci dundu doomu aadama bi nag muy góor di jigéen di ay kuréel di nga gis jamono dina dem ba waxtu boo xamante ne dina am ñoo xamante ne partagé maanaam bokkatuñu gis-gis ñenn ñi dinañ génn waaye it nañu am nag honnêteté aussi reconnaître que am na yeneen citoyen yeneen i mouvement yeneen i association yoo xamante ne bokkuñ woon ca ba ñu doon départ ñëw nañu fekk si ñu. keelu atu 23 juin yi lée dafa mel ni way politique yi dañ ko def seen moomeelu bopp nguur gi dem màggal ko ci anam bu ñu ko mëseewul def fële ca place de la nation ku ci nekk gàddu sa pancarte fële ca HLM Grand Yoff itam ñu nemmeeku fa waa M2D comme ni ngeen ko gisee ak ku jëkk longu politique gi lañu gën a waxtaanee bokk na ci élection locale yi ñu jëm ay jalgati yu président Macky Sall ak itam ay lajiteef ci wàllu politique yu Ousmane Sonko njiital Pastef les Patriotes mu mel ni dañoo jël revendication yi ci wàllu démocratie daal di koy tege boor ñu ondu cak Khady Thiamtal 23 juin 2011 di bés bu nit dootul fàtte ci histoire politique bu Sénégal ndax manifestation bu mag ba ca société civile beeg ku jekk jamono jooju organisé woon ngir doon bañ nag ñu daal di adopté ab ticket présidentiel niki noonu lii di ab car bloquant muy ab manifestation boo xamante ni taxoon na sax ba président Abdoulaye Wade daal di bàyyi projet bi nga xamante ni ñeeloon na indi ay coppite ci wàllu constitution bi mu nekkoon itam ab manifestation boo xamante ni ñu bëri amoon nañ ci gaañu ni ëppoon nañu fukk waaye nag mu wéy di doon ab victoire bu mag ci démocratie bu Sénégal atum ren nag fàttaliku gi ñu koy fàttaliku comme at mu jot wute lool ak na mu daan amee ndaxte kat muy ci côté nguur gi nga xamante ni daal dinañu nag dajale seeni nit nu ñu ko mësutee def foofee ci place de la nation niki noonu ci wàllu kujje gi nga xamante ni itam daal dinañu wane seen diisaayu loxo ci wàllu société civile bi kenn demul ñu des ne ñoom it ña nga fa woon waaye nag ñu mën a jàpp ni discours ya la ca ëpp mu nga doon jëpp yeneen revendication yoo xamante ni dafa personnel rax ci dolli saf loolu politique ba tax lu ca ëpp sax waroo ak esprit 23 juin bi nga xamante ni nekkul lu dul esprit revendication démocratique. mu ngoog Abdoulaye Mbow ban jàngat nga am ci ñaari mobilisation yi. damay tàmbalee di wax ni li nga xam ne moo di héritage M23 kenn moomu ko. ku mu neex woote ni effectivement man dama bokk ci ñi nga xam ne dañoo xeexoon le 23 juin laata le 23 juin xeex naa li nga xam ne mooy di défense su charte ndey réew mi di constitution bi dem ci ñetteelu mandat président Abdoulaye Wade donc citoyen bi nga xam ne mi ngi toog di jaay caaf mbaay di jaay dàll nekkoon marché Sandaga wala HLM bu ko neexee tey mu jóg ni man héritage yu M23 dama koy réclamer donc kenn moom ko waaye li ci mën a am moo di da nga gis ni ñaari kuréel ñoo jàkkaarloo kuréel bi ci njëkk gis nga ni dafa mujj nekk li nga xam ne daanaka transformé wu en meeting politique et non pas en mobilisation par rapport ak li nga xam ne mooy revendication esprit bu ñuy woote c'était la guerre des pancartes si pancartes yi gis nga ay photo yoo xam ne jamono bu ñuy def mouvement bi devant les grilles de l'Assemblée nationale am na ñoo xam ne bokkoon nañu si ñu doon dee président Abdoulaye Wade ne ko bul bàyyi foncel dëppal bul nangam donc loolu dafa nekk lu leer waaye boo xoolee beneen côté bi itam ña fa nekk commençant par le coordonnateur du M2D di Cheikh Tidiane Dièye il a été un acteur principal un artisan principal si li nga xam ne moo di M23 ak ñi nga xam ne ñoo di Y'en a marre ak ñeneen dontale am na tête yu bees yoo xam ne ñu ngi laam-laami ndaxam bokkoon nañu si li nga xam ne moo di mouvement 23 juin waaye li mën a am moo di c'est véritablement au nom de la démocratie sénégalaise ku si nekk dafa war a am noo taxawee nag moo di li nga xam ne moo di renforcement de la démocratie li nga xam ne mooy li Abdou Karim Sall wax ni dévolution monarchique du pouvoir waaye itam bu mu fàtte ni itam ñu ngi jëm si li nga xam ne moo di dévolution dynastique du pouvoir par rapport ak li nga xam ne mooy xeexoo yu fi am par rapport ak li nga xam ne moo di probable troisième candidature comme ku doon xeex démb ñetteel defe naa ni ñaar boo ci yemee war nga si mën a yem nga renforcer ko mu nekk démocratie boo xam ne dafay gën a màgg. Serigne Saliou ci 10 ans mobilisation yu mel ni ñu gis tey mësuñu koo gis ndax du élection locale yi ñu jëm moom moo tax. loolu mën na ci am impact. mais surtout que aussi Sénégalais yi de plus en plus ils sont intéressés par la politique. xam nga Mbow juñ na ko léegi ñaari rassemblement yi dafa am mais dañu wutee d'abord ci de par la couleur et même de par le contenu
soo xoolee couleur ma ne dafa couleur politique parce que boo xoolee li am tey place de la nation ñi ko woote mooy la mouvance présidentielle bien sûr avec le soi-disant mouvement M23 originel donc ñooñu li tax ñu ne ñoom au bout de 10 ans parce que boo xoolee 10 ans yëpp chaque année au moins daa nga gis une organisation en tout cas soit de l'opposition ou bien des forces de la société civile ou bien du peuple même sénégalais ñuy manifeste en tout cas ñuy célébrer le mouvement du M23 mais ñii dañu bàyyi 10 ans après donc soo xoolee mën naa ne seen manifestation bi genre contre manifestation la pour ne pas laisser au leader de l'opposition à l'opposition le pari de la mobilisation et moom ñoom seen rassemblement bii ma gis tey dafay inscrire ci dynamique bi nga xam ne moom le président Macky Sall inscrit depuis un certain temps à travers ces tournées dites de tournées économiques donc pour ne pas leur laisser le terrain libre il faut nécessairement que ñoom aussi ñu jëm ko revendiquer il est vrai que ñu ci bëri ci ñoom ñu ngi woon du côté de l'opposition bi ñuy xeex ci mouvement M23 mais le problème du loolu problème xam la ne idéal M23 lan la c'est-à-dire lan mooy esprit M23 su fekkente ne ñoom tey esprit boobu mi ngi ci ñoom ba léegi ils sont libres quand même d'organiser et revendiquer ko à juste raison comment dirais-je le mouvement du M23 mais su fekkente ne ñun lañ doon xeex démb tey ñoom ñi ci pouvoir bi loolu la ñuy véhiculer surtout à travers la problématique de la troisième candidature ou bien du troisième mandat tey de plus en plus le président Macky Sall ñëpp xam nañ ne foofu la jëm te am nañu ko wër ñoo xam ne ñi ngi théoriser pour que président Macky Sall dem foofu ñooñu amuñu droit tey taxaw ne dañuy organiser mouvement M23 ci discours yi jaar foofu kan moo ci am tey fit am sañ-sañ taxaw wax ne président Macky Sall amoo droit def troisième mandat kenn junj ko fa alors que tey principalement je crois que la principale doléance aujourd'hui des hommes politiques ça devait être de dire au président Macky Sall amuloo droit nga dem troisième mandat la problématique aussi des libertés war nañ ci wax l'arrêté Ousmane Ngom war nañ ci wax parce que yooyu lañ doon xeex mais discours ya nga fay dégg tey en tout cas man je n'ai pas entendu le discours kenn laa jot a dégg discours am muy yuuxu muy El Hadj Diouf moom sax amoon na fit daan wax ne Macky Sall 2024 lay jeexal mais tey ba mu fa jaaree lu mu wax daan ne Macky Sall élection yi mu jaar yëpp moom ak ñi ak gars yi moo leen gagné kooku déjà suba bu soppee discours am aussi du ma bett moo tax ma ne ñooñu tey amuñu sañ-sañ taxaw ne dañu war a def mouvement M23 bu la neexee ñu def seen meeting politique parce que importé na ne ay nit comme ils savent le faire avec ay Kaar Ndiaga Ndiaye et consorts gis nga la guerre des pancartes Mbow wax na ko léegi donc finalement ce n'est pas le M23 qui était là-bas mais c'était l'APR mbubboo M23 ñoom ñoo fa taxawoon di continuer seen mobilisation politique pour briser simplement li nga xam ne moo amoon tey terrain Grand Yoff et li nga amoon terrain Grand Yoff aussi je crois que c'est la meilleure réponse bu ñu fournir à ce fantôme politique là qui hier à travers nos zones avait demandé à ce que les gens n'organisent pas sur le terrain. voilà. de gis nañu ci wàllu politique wax nañ ci lu bëree bëri finalement est-ce que du est-ce que 23 juin bi dañu ko mujj trahir. non trahir ñu ko. waa mouvement 23 juin ñoo trahir askanu Sénégal c'est ça la réalité. le fait mënuñu distinguer. APR mi bokkoon mouvement 23 moom mooy diriger léegi état la ñu amal affaire mouvement 23 li ko taxoon a judd mooy réew mu amul démocratie gis nga askan wi même bu ñëpp dee woon wane askan ñëwaat mais objectif fu mouvement 23 juin warut a dee parce que li taxoon mooy dañ doon wax ni démocratie na am bu kenn dogg constitution bi ni mu la neexee bu kenn ñàkk respecté calendrier électoral bi fexee xool dund wu sell ci askan wi li génn ci réew mi ñu séddoo ko. mais biñ ko doon kaas waa APR waa AFP waa parti socialiste ak ñeneen ak ñeneen am nañu sañ-sañu bokk ci loola la parce que ci mouvement bi la ñu nekk jiitewuñu mais tey ñoom amuñu benn raison pour mën a def boobu la fête parce que lépp nga ci seen loxo ñoom lan la ñuy demander alors lan la ñuy demander amatuñu droit bokk sax ci ñuy fàttaliku loolu xam nga la moo tax parce que 10 ans yi nga xam moo dox ci diggante bi nguur gi nekk ci seen loxo ñoom lan la ñu def dund gi dafa gën a metti 2021 moo gën a metti 2011. ñu ngi gën a jalgati démocratie bu Sénégal ñu ngi gën a xañ nit ñi seen liberté ci wàllu marche ci wàllu manifestation ñu ngi gën a doxalin boo xam ne anarchie la ba ci nervi yu bees yi juddu waa parti démocratique sénégalais egguñu fa woon. xam nga leen mooy dëgg manifestation ba M2D nga xam ni dañu fay joytule askan wi gis nga toujours fii ak jiite woo nga fii teg askan wi muy gën a yomb parce que yow dong yaa mën a nekk avocat askan wi. mais yow yaa jiite lépp askan wi nekk ci sa loxo yow looy manifester manifestation de honte la ñoom. li jaadu woon mooy bu ñu ñëwee et man ñi may condamné mooy benn mouvement 23 yi def démb point de presse pour waajal seen manifestation alors waxuñu nit ñi ni dañ koy bokk ak waa APR. permettre waa APR ñoo seen ay pancarte ba mënoo gis da nga gis Mbodj da nga gis Grand Doudou Sarr gisatoo kenn ñoom ñëpp dañu suulu
njabootu APR dong ñoo fa nekkoon donc trahir nañu objectif mouvement 23. mouvement 23 jaratul gëm jamono ji ñu nekk. parce que souffrance su Sénégal yi mu ngi gën a metti te faaw ñu doon ci taabal ji parce que ñii doon manifester tey. te bokkoon ci manifestation 23 juin yi. yëf yaa nekk seen loxo te seen doxalin moo gën a takk suuf doxalinu Abdoulaye Wade. Mansour nag manifestation yi lée dafa tax ñu fàtte leneen loo xam ne mu ngi ci réew bi ba tey muy jàngoroy coronavirus ci diirub benn fan képp lu ëpp téeméeri doomu aadama ñoom ñoo am doomu jàngoro bi mu dolleeku kon ci lii mu ñi ko am ba noppi li ni mel di firndeel ni rek yëf yi mu ngay gën di yokk ci jamono joo xamante ni mesure barrière yi daanaka néew na ñu koy topp ci réew mi ñu onu ceeg Abdoulaziz Sow Dabax. ñu jugee ci fanweer ak juróomi contamination démb daanu tey ji ci téeméer ak fukk ak juróom-ñett mu mel ni kon ful na ko ñetti yoon bile bi yokkute ñu gis ko itam ci lim bu des am feebar bi ñuy ñeenti téeméer ak juróom-ñett te moo ne day démb ñu nga tolloon si ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ana lan moo mën a waral lu ni mel ndax lu ñu nemmeeku ci dëkk gi vari